kon asalaamaaleykum suñ mbokk yi ñu leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar bu baax di nuyu mon frère Assane Diagne di nuyu Fafa Ndaw ak dofu kër gi du nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo connecté wu ci OSR officiel Sénégal rek di nuyu Abdou Aziz Gueye di leen ziar bu baax a baax encore une fois ci weer bi ñu nekk mu di weeru gàmmu ñu koy wax Rabi al Awal fii jaa muhammadun di weer bi nga xam ne ci la yonent bi juddu sallallahu alayhi wa sallam di ci ndokkeel ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci yoonu gàmmu gi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di nuyu buuba ba nee na c'est bon kon buuba ñu ngi lay ziar bu wër fàttewuñu kenn nag ñu ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp yoonu gàmmu ak jàmm ñi dem Tiwaawoon ñi dem Kaolack ñi dem Njaasaan Pire ku lim juum cana baag fépp fu ñuy màggalee guddi yonent bi ci Sénégal ak partout dans le monde ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar tey nag ñu bëggoon a wax ci li nga xam ne moom mooy élection locale yi nga xam ne dañu ko dàq ba 2021 mu nekk loo xamante ni c'est anormal nekkul sax lu jaadu te c'est inacceptable nekkul sax lu nit war a nangu lii la ñuy wax ci gars yi ñoom seen bopp rek politiciens yi dañoo égoïste rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi heure bii waaw parce que mënoo ñëw ñu fal la ngay def lu la neex di def du n'importe quoi calendrier électoral bi doo ko respecté te gis nañ ko ci Macky Sall à chaque fois lépp lu muy def rek moom politique la koy defee waaw lépp lu muy def rek politique la koy defee quoi du def pour xool ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fal waaye day def pour xool ses propres intérêts lépp lu mu mas a teg bi mu faloo ba léegi il essaie toujours jéem a barrer la route à ses adversaires wala à ses opposants te nag wax dëgg yàlla Sénégal ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp lépp loo xam ne dañ koy def dañ ci war a diisoo ak ñëpp ba ñëpp d'accord si ñu soog ko def ndax lu ñëpp bokk suñ siy def dara wala ñu siy jël bépp mesure wala ñu siy changer lu mu mënti doon dañoo war a toog autour d'une table ñu waxtaane ko muy pencoo c'est très important donc élection locale yi waroon na am ci 2019 bii ni ñu nekk parce que maire yi ak président conseil départementaux yi ñoom ñëpp seen mandat jeex na depuis juin 2019 élection yi mu ngi amoon juin 2014 kon li gën a rafet te gën a jaadu mooy amoon nañ temps même bu ñu koy dàq ñu dàq ko ay weer comme fii ba décembre loolu la gars yi waxoon mais imaginez koo xam ne dañu la fal ci 5 ans nga war a def mandat wu 5 ans ba pare nga nar a toogaat 2 ans ah kon kooku yow tu es illégitime amatoo légitimité parce que dañ la fal na la 5 ans lañ waxaale ak yow lañ digaale ak yow yoo xam ne bu jeexee dañ koy renouveler tëggaat yeneen élection léegi dañuy bàyyi maire yi ñu continuer di toog pendant 2 ans di def lu leen neex te li ma jaaxal mooy doo gis kenn ku ko kaas même maire yi nga xamante ni ay opposants lañ ñoom duñ ko kaas te normalement waroon nañ ko kaas parce que dañ ko war a respecter parce que amul dara lu leen di teree mën a programmer élection yi ci date bi mu war a am wala bu ñu koy dàq xam nga espace bi na nekk sax 2 mois wala 3 mois xam nañ ne juin la waroon a am léegi nag ñu ne nañ dem sax ba décembre sax au plus tard décembre 2019 mais toujours il essaie de violer la loi te duñ ko teg fenn imaginez ñu ne fu mu nekk nii 2021 lan moo leen war a mën a lan moo tax élection warta mën a am les élections devaient se tenir en 2019 mën na nekk c'est possible mais tey jii ban lay la ñuy indi ne moo leen teree jël élection yi amal ko te maire yi seen mandat yi jeex ñu continuer di leen voter ay budget c'est pas normal loolu c'est inacceptable loolu waruñ ko nangu gars yi dañoo war a bañ loolu dafa am yoo xamante ni waruñ ko nangu te gis nañ ne Macky Sall bu ñu fi toogee ba léegi nu ko neex lay def te loolu c'est pas normal c'est pas du tout normal te
ñun ñu ngi doon séntu tey maire yi nga xam ne ñoom sax ci opposition bi lañ bokk ñu génn sax ñoom kaas wane ne Macky Sall respecté wut calendrier électoral bi moom ñi mu àndal te lépp lu ñuy def rek ci calcul politique la tey jii xam naa dinañ def le tout pour essayer jéem a coupler élection yi wala ñu xool lu ñu def fu mu nekk ni seen 2021 bi ñuy def sax amendement la rek mais ba tey wóorul ndax élection locale yi mën na cee am mais c'est pas normal sincèrement parler c'est pas du tout normal am na yoo xamante ni waruñ ko nangu xam nga république dafa am nu muy doxee pays de démocratie dafa am nu muy doxee il faut ñu respecter lépp mu nekk à la règle mais nekkul na yow yaay président de la république wala yow yaay jiite sa gouvernement baleew lu la neex rek nga def te lépp loo xamante ni décision la lu jëm ci wàllu élection ci wàllu code électoral bi calendrier électoral bi yëpp dañoo war a toog ak sa ay nawle ñu ngi ko seqal ñoom su ko defee su fekkee d'accord nañ wala ngeen xool ban solution ngeen di trouver mais xëy rek waaw publier ne voilà élection yi léegi 2021 la mais c'est trop facile dafa yomb trop kon fu mu nekk nii maire yi ñu ci bëri dinañ toog 2 ans yoo xamante ni ñoom ils seront illégitimes parce que faluñu leen seen mandat jeex na donc sa mandat bu jeexee da ngaa war a dem sa yoon wala ñu xool nan la ñuy def mais léegi dañuy toog fu mu nekk nii am prolongation ba 2021 te loolu jaaduwul su fekkoon sax dañ ne lii moo tere situation bii nii la réew mi toll moo tax ba élection yi mënuñ ko tenir mais man dama gisut lu teree am élection locale yi organiser élection locale loolu lu yomb la élection locale kañ bokkul enjeu ak élection présidentielle bokkul enjeu ak élection législative organiser ay élection locale ban situation la réew mi toll lan moo préoccupé wu gars yi ba mënuñoo amal élection yi ci date bi nga xamante ni ci la waroon a am man loolu rek mooy sama problème te maa ngi xaar nag ci opposants yi ñu génn ñu kaas loolu sax wane na ñoom tamit li ñuy oote dëgg la wax dëgg yàlla mais bu ñu noppee bu ñu garder mutisme bi dañuy jàpp ne ñoom su fekkee ñoom la arrangé dañuy noppi bu arrangé nguur gi Macky Sall ñoom ñu génn kaas affaire bi tamit du loolu affaire bi du loolu ah même su la arrangé yow opposant bi te nekkul lu jaadu nekkul lu tegu ci yoon nekk loo xam ne c'est anormal da nga war a génn nga kaas ko nga xamal Sénégalais yëpp ne leen ah man de maire laa sama mandat jeex na je démissionne sax ñu xam ne yow def nga acte bu noble acte bu fort nga démissionné dem toog sa kër am koo xamante ni daf lay remplacer mu gérer intérim bi ba élection yi ñëw mais doo ko gis te pourtant ñu ngi ko doon séntu ci yenn maire yi waroon na mën a am en tout cas daal loolu lañu amoon loo xam ne dañ koy wax ci li nga xam ne moom mooy élection locale yi nga xam ne dañ ko jàpp ba 2021 toxal ko nekkut loo xamante ni lu rafet la nekkut lu jaadu waaw teguñ ko fenn lu dul ci ay calcul politique ak ay caaxaan te opposition bi tamit am na si ñoo xam ne loolu waruñ ko woon a nangu Macky Sall nag yàgg na def loo xamante ni opposition bi dañ koy bañ mu forcer ko def ko par force waaye nag bii waroon nañ see dégg opposition bi xam nga ñu indigné wu sax au moins wane na affaire bi neexu leen te ñu ngi doon xaar tamit ay maires yoo xam ne dinañ démissionner pour wane na ñoom ils sont plus kii ni ñu koy waxee sax ils sont plus baat ba réer na ma sax légitimes voilà ils sont plus légitimes donc loolu c'est très important voilà léegi am na temps yi lu xewoon ci semaine ba lay passé ñu bëggoon ci wax waaye dafa tombeek boobu fekk na def nañ live ba pare muy wàllu inauguration ci Sénégal Mimi Touré defe naa ne ku ñu yab la Mimi Touré parce que man je ne peux pas comprendre yow même boo nekkoon sax chef de quartier waxuma la nga nekk présidente conseil économique social et environnemental loolu nekk institution ci Sénégal ñu ne yow yaay présidente bi nga jógee ko de Dakar ak Kaolack ñu ne lan moo la yóbbu foofu ñu ne da ngay inaugurer ay toilettes douche inauguration douche Dakar ba Kaolack
mais douche su fekkoon dañ koy inaugurer sax su fekkoon dañuy inaugurer douche maire Kaolack bi sax du ko def Mariama Sarr du ko def waru kaa def préfet bu Kaolack bi waru ko def chef de quartier ci quartier yi nekk Kaolack waru kaa def proviseur u lycée bi waru kaa def amul kenn ku war a inaugurer douche rawatina nag présidente d'une institution bu am solo bokk ci personnalité réew mi nga jógee ko de Dakar à Kaolack jël sa oto def ci essence ànd ak sa délégation ñu ne fan nga jëm ñu ne Kaolack nga jëm ñu ne lan nga fay def ñu ne da ngay inaugurer des toilettes pardon toilettes yuñ tabax ba pare lañ ciy inaugurer laay laajte xam nga lii dafay wane ne suñu gars yi ils sont pas sérieux ils sont pas du tout sérieux quoi te damaa foog dañoo xamut lan mooy jiite réew quoi diriger un pays xamuñ xam dafa mel ni dañoo nekk nii di jiite réew mi mais xamuñ sax nan la ñuy jiite réew moo tax ñun nous avons toujours des présidents par défaut parce que suñ fekkee dañoo élire un président par défaut moom lan lay man dafay jël ñoo xamante ni comme moom rek lañ mel ñoo xam ne ils sont incapables te ils savent même pas comment on dirige un pays man loolu mooy sama problème parce que man bi ma ci histoire inauguration wu Sénégal man j'ai jamais vu wala ci àdduna bi sax laay wax une personnalité politique wala une autorité qui inaugure des toilettes man loolu laa mës a gis te loolu dafa ma jaaxal trop inauguration toilette kañ da ngay tabax bu paree ñu xam ne pare na après ñu jël commencé ko utiliser mu jeex waaye comme président yam inauguré na fi TER boo xamante ni ba léegi pareegul di inauguré ay tali di inauguré ay pont yoo xamante ni matul sax 500 mètres kon ñun dañoo am problème ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jiite toujours parce que toujours dañuy bëgg tuur askan bi lëndëm di leen wan ne ñoom ñu ngi liggéey te liggéeyuñ parce que TER bi ñu koy inauguré ak bi ñu jàppee élection présidentielle yi nga gis muy wër di inauguré ay Fatick Kaolack te loolu dañ ko doon réhabilité nekkul route bu bees dem ci pont wu Sénégambia bi inauguré ko xam nga di forcer di inauguré yoo xam ne sax àggagul léegi kon politique bi nga xam ne moom la ñoom Senghor doon def ak ñoom Abdou Diouf ba léegi ñoom ci dynamique boobu lañ nekk essayé wuñ pour changer ko mooy essayer toujours di tuur nit ñi lëndëm peuple bi nga xam ne ñoom ñoo la fal di leen wan ne élection mu ngi waaj a ñëw léegi man il faut que ma wan leen li ma liggéey mais li nga liggéey c'est un devoir parce que tu as été élu pour ça dañ laa fal pour nga liggéey tabax ay tali tabax ay pont defar ay infrastructure ay école yoo xamante ni ci la ñuy jàng ay université tabax ay hôpitaux li nga xam ne moo tax ñiy fal njiitu réew mais loolu boo ko tabaxee ba pare loo ciy inauguré li may wax nii su ngeen génnut du ngeen ko mën a xam ñi nekk Sénégal te mosuñoo génn ñoom mënuñ xam loolu ñoom loolu lañ leen tàmmal quoi te loolu lañ leen wan ne loolu moo war a am mooy ne ku tabax ba pare da nga koy inauguré bon xam nañ nag mu nekk une grande réalisation comme mu nekk lu rëy te ba ci tubaab yi ak naar yi des fois ñu am infrastructure bu mag a mag te duñ ko inauguré gis naa ko Égypte benn yoon seen aéroport bi ñuy wax Matarul Jadid mooy aéroport bu bees Matarul Jadid ci aéroport yi gën a ngand ci àdduna bi la bokk Matarul Jadid te dañ ko tabax ba pare rek après kenn inauguré wu ko ah dañ ko tabax ba pare rek ubbi ko après gars yi di may parce que président bi moom dañ ko fal pour mu tabax ay aéroport tabax ay yeneen infrastructure lan la ci inauguré di wan nit ñi ne moom tabax na dara mu ngi koy inauguré jaru ko gis naa fa tamit ay pont yoo xamante ni pont yu rafet la ànd ak ay tunnel ay échangeur
yu moderne yoo xam ne gars yi dañ koy tabax ba pare rek après pare nañ ci dañ koy ubbi nit ñi commencé jàll mu jeex des autoroutes mu pare ñu ubbi ko mu jeex na Barcelone seen aéroport bu bees bii nii yéen ñi nekk Barcelone yéen laay waxal xam ngeen li may wax est-ce que gis ngeen tey kenn ñëw inauguré ko maire Barcelone bi sax du ko inauguré amul jot boobu amul jot bi il n'a pas ce temps parce que tabaxu ko pour chantage population bi pour ñu voter leen wala dara mais fii dañuy chantage nit ñi toujours yow nit dalay fal ba pare ëlbatikuwaat di la topp di la yalwaan ne la dimbale ma nga defal ma lii ngir yàlla wala nit fal la ba pare nga koy chantage mais loolu pour lan nañ bañ loolu. Sénégal réveillons-nous, il est temps qu'on se réveille. On doit se réveiller àdduna bi ñëpp yeewu nañ léegi nañ bàyyi ñu ñuy nax gars yi ils sont incapables de diriger un pays parce qu'ils sont pas sérieux et pour diriger un pays il faut que tu sois sérieux pour pouvoir diriger un pays mais ñii nii ils sont pas sérieux lii gàcce la sax quoi Mimi Touré jóg na ñu ne fan la jëm ñu ne Kaolack la jëm ñu ne qu'est-ce qu'elle fait à Kaolack ñu ne elle inaugure des toilettes mais loolu c'est du jamais vu mooy li ma leen wax rek dafa am fu mu ko gisee te ñoom jàpp nañ ne traditionnellement affaire bi noonu la war a demee loolu mooy tradition bi maanaam chaque luñ tabax rek ñoom dañ ko war a inaugurer mais douche boo xamante ni ci lycée lañ ko def édifice public mais loolu xanaa ñi gën a ñàkk fayda ouvrier yi na ma yàlla baal sax bon bu ma wax ñu gën a ñàkk fayda sax dama koy waxee pour modestie wala dara maanaam ki nga xam ne sax moo gën a ñàkk si Kaolack su dajalee 1 an sax mën na tabax ay toilettes waxuma la ak nag état wala institution bu nekk ci état bi tabax ay toilettes dem déplacé wu de Dakar à Kaolack ne daf koy inauguré ci xam nga loolu yabaate la ak ñàkk loo def ak problème yi am Kaolack yow defoo dara lu tabax fu douche dem naan dañ leen koy inauguré di dagg ay ruban mel ni nag kuy inauguré lu rëy wax naa leen fii ne leen tubaab bi dañuy tabax aéroport tabax ay pont tabax ay tali naari pareil te duñ ko sax inauguré parce que dañ koy tabax pour réew mi loolu moo tax ñu fal leen mais et puis boo tabaxee yow nit ñi danañ ko gis jarul cérémonie d'inauguration pour ñu def ko direct ñëpp naan ay président bi ñu inauguré mais loolu moo tax ñu fal ko wala président bi dem ci benn këru diine tabax fa maison des hôtes su ko defee sëriñ si génn naan waaw président bi moo fi gën du moromu gars yi dafa fonk këru diine bii nii tabaxal nañu lii defal nañu lii mais këru diine yooyu noonu ci réew mi lañ bokk te président bi dañ ko fal pour mu tabax réew mi amul xaaj amul seen bu demee Casamance tabax fa da kaa war a tabax bu demee Kaolack même chose Matam Dakar parce que réew mi lañ ko dénk ne ko liggéeyul ñu réew mi mais des dirigeants yoo xamante ni ils essaient toujours xam nga di chanteloo nit ñi di leen chantage quoi te yow bi nga soxlaa réew mi da nga mel ni kuy yalwaan di fen fu ñu dem fen fa nit ñi na leen waaw su ngeen ma falee di tenir des promesses yoo xamante ni day mel ni ñoom ñooy sax yàlla laa la wax ni ñoo mën lépp te boo leen falee dara duñ ko def dara lenn la ñuy def fal seen ay xarit ñi ànd ak ñoom ñi leen di jay seen ay mbokk ñu essaye toujours sàcc l'argent du contribuable détournement des deniers publics suñu wàccee nag ñoom ñëpp ñu enrichir loolu rek moo fi am ku nekk yow sa intérêt rek fu mu nekk nii gis nga affaire troisième mandat bi lu tax ma ne gars yi ku nekk sa intérêt rek mouvance présidentielle bi kenn ñemewul a wax ci waxu troisième mandat bi mais loolu dictature la wala lan la quel pays sommes-nous Sénégal dañuy laajte ndax démocratie wala dictature moo fa am
mais président def la ministre wala mu def la directeur général wala mu fexe nga nekk député nga bokk ci partem wala nga bokk ci mouvance présidentielle bi est-ce que yow loolu dafa war a tax yow président bi noot leen ba ne léegi lii ku ci wax dama lay dàq mais honneur ak poste ban moo ko gën ak wax dëgg jot nga wax ko te yàlla tax ban moo ko gën ak lan moo ko dàq am liberté d'expression kenn bañ laa tënk kenn bañ la moom man de du ma nangu kenn noot ma man mii mais Macky Sall may xanaa du nit wala daf fi nekk ba faw wala su fekkee daf la def ministre na la bul wax ci 3e mandat bi bu ci wax sa xalaat soo ci waxee mu dàq la est-ce que yow da ngay dee ci jour bi wala yow dootoo nekkati dara ba àdduna bi di tukki wala Macky Sall moom mooy yàlla wala moom àdduna bi moom ba moom bu la dàqee yow doo nekkatoo ministre yow alaku nga léegi mais avant ngay nekk ministre wala avant muy falu moom yow lan nga woon yow juddu nga di lekk di naan sa baay ak sa ndey dugal la nga la demal jàngi école nga jàng boobu Macky fan la nekkoon nga jàng ba man la gis daf la ministre est-ce que moom moo la jaarale foofu yëpp wala moom moo la jox naissance bi moo tax nga juddu defe naa ne sa yaay moom lim la defal sax à part yàlla nit mënu la kaa defal kenn mënu la ko defal parce que moom moo tax nga ñëw sa àdduna bi moo la jur comme que kooku moo la tënkut wala moo la nootut na la lii bu ci wax te yow nga am liberté d'expression war a wax sa xalaat waxuma laa koo xamante ni lim yore c'est éphémère luy jeex la c'est pas éternel man de kenn du ma teree wax sama xalaat man kenn mënu maa noot man ci jamono ji ñu nekk man xanaa nga ut balu fetal dóor ma ko ma dee moo ma gënal ma bëgg a wax nga ne ma doo wax lu tax yaay kat man de su ma nekkoon ministre wala ma nekk député wala ma bokk ci parti bi billahi wallahi wa tallahi 3e mandat bi ku ma invité boo ma ci laajee ma wax sama xalaat comme Moustapha Diakhaté nu mu amee courage Sori Kaba moom bu xamoon ne bu ci waxee ñu dàq ko moom du ci wax loolu moom xam naa ko mais Moustapha Diakhaté nag la ñu war a saluer courage am parce que moom moo xam ne ku ci wax ñu dàq la moom mu dem toog wax ci parce que bi mu ciy wax boobu mu ngi yëg na ne dàq nañ Sori Kaba ndax loolu te ñooñu ils ont été invités dañ leen di invité woon dans des émissions radiophoniques ñu toog di wax seen xalaat ñu dàq leen léegi Moustapha Diakhaté nag moom bi mu xamee ne dañoo dàq Sori Kaba ci wax jooju mu wax bu nekkoon koo xam ne tapet la wala mu nekk suq larbin wala mu jàpp ne Macky Sall mooy yàlla wala mooy yonent bi ku noonu du ci wax parce que naataangoom yi bëri ay tapet lañ gëmuñ seen bopp gëmuñ réew mi maanaam dañ leen a noot ñu mel ni ñoom ay jaam lañ pour lan ngay nit di dangu loolu est-ce que ñoom ñëpp bu ñu comploté woon ñoom ñëpp wane na ñoom dañoo soxla liberté kenn mënu leen a teree wax ñoom ñëpp ñu waxandoor si Macky na dàq gouvernement bi yëpp na dàq ñëpp su ministre yëpp defoon benn dànk ne ñun kenn mënuñoo teree wax suñu xalaat day dàq nguur gi yëpp su boobaa nit ñi danañ ko wan na ko mbooloo mooy doole quoi te fii kenn du fi not kenn parce que fii kenn moomu fi kenn nekkuñ ci dictature xanaa réewu dictature sax nit ñi dañuy fipp des fois ñu jàpp leen tëj leen ci kaso. te 3e mandat bi il faut que ñu ciy wax nañ commencer dès l'instant di ci wax parce que buñ ci waxut daf ñuy sëlëm daf ñuy tuur lëndëm comme ni ñu yàgg def la ñuy def je le répète la répétition est pédagogique. Je réitère toujours mes propos mooy il faut que ñuy wax ci 3e mandat bi parce que waa ji nu muy doxalee nii 3e mandat la bëgg te yéen a ngi dégg fan yi yépp ku nekk mu ngi ciy wax ku nekk ngi wax lu la neex ku nekk ngi wax lu la neex te xola soo waxee à sa faveur dara du la dal soo ne mënu kaa am mu dàq la. xam nga temps yi la maa ngi leen fi waxoon ne leen Ibrahima Ndoye sama benn cousin ministre kii la ministre conseiller bu Macky Sall la waa Pikini production ñoo ko doon interviewé laaj ko ci 3e mandat bi loo ci xam mu ne xanaa dangaa bëgg ñu dàq ma daf ko wax nii ouvertement amul dara lu mu ci rus
dangaa bëgg ñu dàq ma mais loolu c'est grave réew moo xam ne yow daal nit ki daf lay chantage quoi da lay jox poste na la daal léegi lu ma bëgg ngay def lu ma bëggul doo ko def wax sax léegi amoo droit ñu laaj la sa xalaat nga wax mais loolu c'est très grave te toujours ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci parti bi di ci wax ci faveur u Macky Sall ñoom dara du leen dal dara du leen dal yéen a ngi dégg Mondiaye Rahma temps yi Mondiaye Rahma Kaolack la nekk responsable politique foofu noonu dégg ngeen lu mu wax nee na Macky Sall ci premier mandat yam la nekk bu 5 ans constitution bi mandat de 5 ans la wax mais loolu la wax te Mondiaye dara dalu ko kenn sanctionné wu ko mais su fekkee dafay sanctionné nit ñi kañ su fekkee ku wax ci mandat bi rek lay bañ mais ku wax même boo waxee ci faveur am ak boo waxee ci loo xamante ni du faveur am na jël ay mesures wan Sénégalais yi carrément ne la man bañuma ku wax sax à ma faveur mais xam nga lan laay bañ ku wax ci mandat bi parce que nous ne sommes pas encore là ma tegal leen Mondiaye Rahma ngeen déglu ko ngeen déglu li mu wax bi ginnaaw bi ma leen tegalee woon Bougazeli ci bële passé déglu leen. waaw defe naa ne dégg ngeen ko nee na Macky Sall ci premier mandat yam la nekk parce que constitution bi daf ne le mandat présidentiel est de 5 ans léegi ba tey ci article 27 bi mu ne et nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs léegi toujours ñoom heure bu ñuy proposer benn réforme dinañ ut benn genre galgal bu ñuy galgalee peuple bi nax leen ci bi ñuy forcer référendum bi en 2016 mars 2016 lii rek la ci jublu woon mooy jaxase xel yi moo ko Ismaïla Madior Fall ñoom daal képp koo xamante ni falaguñ la di nga kaas lu nekk di nga ko laal mais yow il suffit que nga yéeg rek da ngay gumba tëxlu mel ni dof di def lu la neex pour bëgg a des ci nguur gi ne yow doo wàcc mais loolu pour lan da ngeen Mondiaye Rahma li mu wax nee na Macky Sall du ñu wax fu ñuy jaar te pourtant waxam ji moo gën a exigeant moo gën a xamadi que waxu Sori Kaba bi que waxu Moustapha Diakhaté bi te da leen a dàq
dàq bu arbitraire boo xam ne tegu ko fenn ñooñ seen xalaat lañ leen laaj ñu wax ko comme si man ñu laajoon ma loo xalaat ci troisième mandat wu Macky Sall ndax dina def troisième mandat wala du ko def dama lay wax ne la amul droit def troisième mandat il n'a pas le droit parce que la constitution ne lui permet pas de faire un troisième mandat. Nul ne peut faire wala nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ñaari mandats yu teglantoo waxuñ nul ne peut exercer plus de 2 mandats de 5 ans consécutifs wala de 7 ans consécutifs waxuñ la loolu de nul ne peut exercer plus de 2 mandats lañ la wax te moom premier mandat def na ko ba pare deuxième mandat lay def bu ko defee dafa war a jeex kon nag bu kenn nangu ñu naan la ay bul ci wax ak ay loolu du débat la ba bëgg a dee nañ ci wax léegi waaw nañ ci teel a wax parce que moom li muy oote tey bu nekkoon dëgg la ci moom mais na génne wax ak nit ñi pour une dernière fois parce que mënoo wax ne yow président nga rek ne waaw man kenn du ma teg pression nit ñi lu ñuy wax mais nit ñi lépp loo xam ne jël nañ ko def ko débat ñooñu ñoom ñoo la fal te dañoo bëgg lu leer bëgg ngay dalal seen xel toujours chaque jour ma rappelé ko si sama live génnal nga def 5 minutes monsieur le président de la république 5 minutes en direct de la RTS radio télévision sénégalaise 20 heures bu desee 5 jours avant votre sortie monsieur le président de la république nañ def avant première bi def bande annonce wax ne le président sera en direct jour tel pour éclairer affaire nit ñi ci affaire troisième mandat mi ndax dina ko def wala du ko def nga génn na leen sénégalais yi yéen ñi nga xam ne yéen a ma fal maa ngi leen di xamal ne fa ma nekkoon ba léegi falaa nekk man maa waxoon ne du ma def lu weesu 2 mandats maa ngi ci ba léegi dégg naa nag temps yi sama mbokk sénégalais ñu ngi ciy coow di ci wax di ci werante ma bëggoon dalal seen xel ne jaratul ngeen ciy wax jaratul ngeen ciy werante bii nii mooy sama dernier mandat def naa benn bii nii mooy sama dernier mandat du ma defaat mu leer nañ ñi nga ne nag kon jaratul kenn di ci wax waaye lu tax ñu xam ne kii dafa bëgg a def troisième mandat lu tax xel tey mooy ne nangootu cee wax ba pare ku wax ne mënu kaa am te bokk ci moom mu dàq la waaye monsieur le président nag ñun de moom moomoo ñu nag wax dëgg yàlla ñun moom ñoo moom suñu bopp ñun moom on est des personnes indépendantes waaw ñun dañoo indépendant ñun kenn moomuñu ñun fayoo ñu weer embauché woo ñu defoo ñu ministre defoo ñu directeur général te man su ma nekkoon sa ministre wala ma nekk sa directeur général man doo ma teree wax dëgg yàlla parce que man moom lu ma ragal a wax moom nit doomi aadama buy dund su fekkee dëgg la man gisuma ko waaw xanaa ñu wax ko ba pare nga ray ñu waaw mais wax suñ xalaat mais pour lan fii kenn du fi jaamu kenn ni muy doxalee nag loolu moo tax nit ñi xam ne waa ji narul jàmm dafa bëgg a def troisième mandat su fekkoon képp ku prononcé wu ci troisième mandat bi ñu dàq la moo xam nga wax à sa faveur wala nga wax loo xam ne arrangé wu ko du faveur am su ko defee ñu ne président bi kat day bañ ko prononcé wu ci troisième mandat parce que loolu c'est inutile ñu ciy prononcé heure bi parce que nous ne sommes pas encore là on est à 4 ans de la fin du deuxième mandat du quinquennat mais Moundiaye Rahma tegal naa leen ko sànq déglu ngeen ko wax na lu ko neex Bougazeli wax na lu ko neex ba pare exigeant ci seen propos yi te kenn defu leen dara ba tey ñoom buñ occupé wul benn poste tamit wala Bougazeli su fekkee député la nga xam dafa am immunité parlementaire nga xam ne mënuñ ko dàq mais nañ ko sanctionné ci parti bi ne ko dàq nañ la ci parti bi wala nekkatoo coordonnateur wala nekkatoo responsable politique bu APR représenté too APR Guédiawaye ñu xam ne kat kii jël na ay mesures sanctionné comme que Moundiaye Rahma tamit moom responsable politique la ak Kaolack nekk jëkkëru Mariama Sarr ministre ba pare nekk maire de Kaolack moom it responsable APR la su fekkee loolu dëgg la li muy oote moom président bi de la république mais na dàq ñooñu na leen sanctionné na leen dàq ci parti bi rek la leen mën a dàq parce que Moundiaye occupé wul benn poste bu dul boobu Bougazeli c'est un député
dafa am immunité parlementaire waxoon naa ko sànq xam naa du ko jaral muy wax majorité bi ne leen lever leen immunité parlementaire am bu doon opposant moom jaral na ko lool. Khalifa Sall jàpp nañ ko fii nii xañ ko ay droit yam mu sant gaayam yi majorité bi ne leen lever leen immunité parlementaire am tooñ ko tooñ Khalifa Sall lever immunité parlementaire am koo xam ne askan wi ñoo ko fal nga jàpp ko tëj ko kaso ba pare lever immunité parlementaire am xañ ko ay droit yam yépp ci loo xamante ni moom defu la dara defu la ko nga koy jiñ ay 1 milliard 800 yoo xam ne dara du ci dëgg yépp ay fen la. C'est injuste loolu moo yàq réew ma injustice rek pour lan loolu ñan ñoo ko mën a xeex mooy sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo moom seen réew ñoom ñooy souverain mooy le peuple seul le peuple est souverain man nag mënuma laa fal ba pare nga toog di ma fontoo di def di n'importe quoi di wane ne yow yaa moom réew mi te réew mi xaajoo ba koy moom. yow yaay président de la République mais monsieur le président de la République vous nous devez beaucoup de respect s'il vous plaît il faut respecter les Sénégalais parce que yenn yi c'est du manque de respect te loolu kenn waru ko nangu mais France temps yi yéen a ngi dégg ñuy wax ci affaire immigration bi ñu proposer quota immigration professionnelle ak économique ana nga dégg ñu proposer ay quota défenseur des droits de l'homme yi am ñu opposé wu ak ñi nga xam ne ñoom ñooy défendre migrants yi am ñu opposé wu xam nga loolu ay organisation non gouvernementale mais ministre de la justice bu France Nicole Belloubet ministre de la justice garde des sceaux maire boobu yéen a ngi koy gis Nicole Belloubet moom faluñ ko de elle n'est pas élue par le peuple elle est nommée par le président de la République par décret dafa taxaw na àndu ci te pourtant loolu ci exécutif bi la jógee proposition boobu noonu mu ne àndu ci moom mu ne loolu du solution kenn dàq ko parce que dafay bu ñu insister woon sax day démissionner day rendre le tablier. loolu mooy république loolu mooy démocratie ku nekk da ngay moom sa bopp mais maa la fal ministre wala sama parti nga nekk bul wax ci lii yow yaay kan ba kenn du wax ci lii xanaa ñun ay jaam lañ wala ak ñun buur moo ñu ci xanaa Arabie Saoudite sax nit ñi dañuy wax seen xalaat pare ñun toog fii di nekk ay larbin parce que ay ndax ay poste ay ministre yoo xam ne dafay jeex da ngay dee léegi. ñaata ministre ñoo fi dee nekk ministre en étant ministre de la République nga dee ñaata directeurs généraux ñoo dee en étant directeur général léegi après lu dul jeex amul lan mooy ministre lan mooy directeur général mais honneur ak moom sa bopp liberté lan moo ko dàq man kan moo may teree wax ci mbir man na ma bul wax ci lii yow yaay kan te yow li nga bëgg a wax nga ciy wax. parce que yow yaay président de la République nga ne léegi lii kenn du ci wax soo génnee pistolet na ma lii boo ci waxee ma ray la ma ne la ray ma dama ciy wax parce que maa moom sama bopp man ma dee ci dignité dañ yeewu waay Sénégal réew mi gars yi ñun ñoo ko moom quoi réew mi ñun ñëpp a ko bokk ku nekk président ñun ñoo la fa teg kenn warul ñëw fii di ñuy noot di ñuy jaay doole pour lan ngay ñuy jaay doole te doole ji ñun ñoo la ko jox. On ne doit pas l'accepter waruñ ko nangu troisième mandat bi nañ ci wax leerul suñu nopp yi am nañ droit wax ci am na yeneen priorité mais moom nekkul di def priorité yi parce que bu fekkoon moom mu ngi respecté priorité yi ku doon du nekk fii nii indil ñu benn TER boo xam ne amul benn njëriñ ba pare pareegul achevé gul travaux yi ak kii bi nu mu tuddati sax VDN prolongé bi amul dara luñ ci achevé ba pare mu ñuy indil BRT te di ci def ay milliards yu milliards te milliards yooyu yëpp investissement yu gën a mag Dakar rek lañ koy def bàyyi région yi
exode rural bi lan moo ko indi parce que régions yi dañ leen a abandonné marginaliser leen kenn faalewu leen amul benn région buy dox ci Sénégal benn waxal ma ban région mooy dox ci Sénégal yépp dafa rétrogradé Kaolack moo nekkoon bassin arachidier amoon port doon dox ñi fa dëkk toog fa mais ñëpp jógee nañ fa léegi parce que y a rien Jakarta moo fa am Saint-Louis moo nekkoon première capitale de l'AOF Afrique occidentale française mais gis ngeen Saint-Louis nu mel salté seen corniche bi boo ci jaaree ah Guet Ndar xool leen Guet Ndar nu mel géej gi mu ngi menacé kër yi chaque jour kan moo ko liggéey état bi ban programme la am ci loolu horizon côtière bi ban programme la ci état bi am ak ndax ñoom dinañ ciy wax te horizon côtière bi fu mu nekk nii foo dem mu ngi fa géej gi toujours day menacé boo demee Tëngéej seen armée yi des fois géej gi day ñëw dugg fa nangu ko léeg-léeg mu dugg ci marché bi Mbour même chose Guet Ndar moom léegi mu effacé wu pardon yooyu yëpp programme yooyu yëpp doo leen ci dégg ñu wax am na dëkk yoo xam ne sax du ngeen dégg sax état bi di ko tudd dañ leen a marginaliser ay milliards la ñuy jël di ko def Dakar te duñ def dara lu baax gis nga affaire bi du ci ay diplômes yu bëreeg ay université yi loolu du ci dara affaire bi xam nga lan la lu baax ñu ko xam xel la xam priorité yi nga def ko xam sénégalais yi lu ñu soxla sénégalais yi xam nga lan lañ soxla lekk gu baax naan ba màndi seen xale yi bu ñu bëggee jàngi école hôpitaux yi am plateau médical digne de ce nom lu ñu war a am yëpp ñu am ko ku feebar jarul ngay génn Sénégal nga fajoo Sénégal mais loolu c'est le minimum chaque jour ngay dégg ay milliards yu ñuy détourné président bi day ñëw nekk milliardaire ministre nekk milliardaire fan la am ci àdduna bi xam nga ministre milliardaire fan la mën a amee comme ñu ne kii nii opérateur économique la woon avant muy nekk ministre mu ngi doon def commerce wala il a une entreprise ñu xamee ko ci loolu ministre gu dab ko kooku suñ nekk c'est un millionnaire kenn du am lu mu si nekk di ci wax wala nga ci lam-laame da ngay wax ne c'est normal mais yow da ngay ñëw gouvernement bu ñëw enrichir des milliers de personnes léegi kon mooy Sénégal kon léegi ñiy falaate ñoom lan lañ ciy am ñoom bu ñu feebaree duñ am sax ticket hôpital 2000 francs yu ñu jëndee garab sax duñ ko am bu ñu feebaree ñoom léegi ki nga xamante ni moom politique mooy métier moom mooy ñëw nekk milliardaire mook jabaram ak ay doomam te mérité wuñ ko sax pour lan lu tax ñu koy nekk ñoom est-ce que ñoom ñoo gën doomi baadoole yi nga xamante ni ñoom ñooy jàngee ci abri provisoire yi école sàkket jël ay xeer teg est-ce que ñoo gën ñu nekk ci banlieue bi inondation di leen bëgg a rey est-ce que ñoo gën ñu nekk dans les villages les plus reculés famine bi di leen menacer à chaque fois mooy xiif bi est-ce que ñoo gën a mérité nekk ci conditions yu baax que ñooñu te pourtant ñooñu ñoo tax ñoom ñu accéder au pouvoir seen papa mën a nekk di jël sàcc xaalis di leen ko jox ñi jaay xamadi ak fuuy ak réew di ko wan sénégalais yi sénégalais bu nekk na nga gëm sa bopp jàpp ne kenn gënu la waaye su fekkee ne dangaa nangoo ñàkk fayda soo falee nit ki ëlbatikuwaat toppaat ci gannaawam xam nga di ko ñaan ay saako ceeb ak ay jàppale ñu damaa feebar rek yow naka ngay falee nit ba pare ëlbatikuwaat toppaat ko di ko ñaan naan ay maa ngi lancé appel Marème Faye première dame xam nga nañu dimbale parce que sonn nañ te état bi loolu yëpp mu waroon ko def ci xaalisu réew mi mooy xaalis bu ñuy détourné kudd ak xaalis bu ñuy détourné Prodac ak 94 milliards yi yeneen scandale ay poste ak fépp yooyu yëpp xajoon na ci réew mi waaye gis nga ñàkk fayda ne man nuñ ma yoree rek baax na fal nit ki ba pare ëlbatikuwaat di ko yéem
loolu baaxul moo tax nag ñoom nit ñi jiitee mooy ñi nga xam ne ñun noonu lañ mel parce que yàlla nee na askan bu nekk rek président bi nga xamante ni moom lañ mérité moom la leen di jox parce que il est issu de cette population inna allaha la yughayyiru ma bi xawmi hatta yughayyiru ma bi anfusihim léegi nag waa ji nga xamante ni moom ci ñun la génnee xam suñ jikko xam ne ñun gëmuñ dara lu ñu xam mooy boo nekk amoo gëm-gëm maanaam mën nga nekk di kaas benn affaire di intimide di indigné wu ci benn affaire mais il suffit que yow ñu oo la jox la benn poste rek yow tu as tout oublié fàtte nga lépp da ngay fàtte li nga doon kaas da nga doon fàtte sénégalais yi nga doon kaasal léegi nag moom danaan sénégalais yi gëmuñ dara ku wax boo ko joxee poste wala nga jox ko xaalis mu fàtte lépp ñaata opposant ñoo doon nekk di saaga démb di xaste ñu oo leen ñu ñëw ci gouvernement mel ni du ñoom soppeeku te ñoo gën a rëy làmmiñ ñooy génn il ose sortir toujours ne ñoom ñooy nekk avocat wu Macky Sall di ko défendre ci di cautionner yi nga xam ne mu ngi koy def moo tax nag comme lu yàlla wax ne rabbukum alamu bi ma fi nufusikum yàlla yi nga xam ne moom moo leen bind moo gën a xam li nekk ci yéen ci seen bopp mais nag moom mi nga xam ne moom lañ fal tamit moom dafa xam lu nekk ci ñun moom président actuel bu Sénégal muy Macky Sall parce que seen bopp yi loolu lañ ci def sénégalais yi gëmuñ dara xaalis lañ gëm ak alal ci entité yëpp nag ci entité yëpp lu ñuy fexe rek mooy toujours il essaie toujours de corrompre les gens mooy ci këru diine yeeg ci syndicat yeeg ci parti politique yi ci association yi ci société civile bi ku wax rek di ŋàññ yow ni ngay doxalee yow tu essaies toujours nga corrompre ko jox ko xaalis wala nga jox ko poste jox ko ay privilèges pour mu noppi mais Tounkara 2S fii la nekk def émission Sénégal jëm ci kanam man mii jaar naa fa te bi ma fa jaaree dama doon kaasal Sénégal réew mi parce que man dama ko nawoon respecté ko mais moom bi ñu ko awee présidence ba léegi kenn déggatu ko mouvement ba mu créé woon sax bokk ci élection législative 2017 yi pare na ca dañ kaa oo rek mu noppi mais loolu dafa doy waar il faut ñu gëm suñu bopp gëm suñu réew te bàyyi intérêt personnel yi jiital l'intérêt du peuple parce que peuple bi dañ laa fal pour nga liggéeyal leen te kenn warul trahir sa peuple fii nii képp ku fi nekk fii nii ci àdduna sa peuple am confiance ci yow sénégalais yi nekk 15 millions wala 16 millions ci statistiques yu mujj yi foog naa 16 millions la si je ne me trompe pas tànn kenn nit ne ko yow lañu wóolu pour nga defaral ñu réew mi pourtant gënoo leen de gënoo fi kenn daaxoo fee jàng kenn gënoo fi juddu kenn mais xam nga lan la dañ laa wóolu dañoo am ci yow confiance parce que li nga leen wax moo tax te pourtant nit lépp loo xamante ni da nga kaa diggee da nga war a sàmmonte ak loolu tubaab yi am na ci ñoo xam ne duñu ay jullit François Hollande il n'est pas musulman il est athée il n'est pas musulman ni chrétien il est athée il croit à rien gëmul dara mais li mu diggaale woon ak français yi bi mu demee ba xamante ni mënul atteindre objectif boobu noonu mais il a démissionné waxul démissionné wul sax dafa wax ne man du ma bokkaat am na droit am beneen mandat pour nekk candidat parce que 2 mandats la France 2 mandats de 5 ans mais dafa wax ne je ne serai pas candidat aux prochaines élections te pourtant kooku gëmul yàlla gëmul yonent gëmul dara amul diine léegi ñun nag ñi nga xamante ni ñun dañuy bàkkoo ne ñun ay musulman lañ ay chrétien lañ gëm nañ yàlla am nañ yonent am ay sëriñ chaque jour ñu ngi trahir suñu askan wi chaque jour ay haute trahison am fa te du tax ñu démissionné mukk dañuy gën a ŋànk ci nguur gi te loo trahir askan wi dana am ñoo xamante ñoo lay gën a nekk traître parce que ñoom ñooy cautionné yu bon yooyu ngay def di la ci jàppale affaire yi pétrole bi bu Aliou Sall bii nii mais loolu haute trahison la parce que moom moo waxoon ne du ma mas a defal sama rakk décret du ma mas a impliquer sama famille ci sama gouvernement ndeke boobu da doon neexal sénégalais pour ñu jox ko réew mi rek
parce que boobu Ablaye Wade impliqué na doomam ñu bëri foog ne Ablaye Wade dafa amoon projet boo xam ne pour bàyyi fi Karim Wade la ba mere ko ci ba sanctionné ko ba tax ticket bu ñu waroon a voté 2011 le 23 juin jàllutoon léegi nag moom mu jaar foofu porox ndoll fa ñëw gëmloo ñu yoo xamante ni ndeke moom bu falo du ko def. Gouvernance sobre et vertueuse, la patrie avant le parti. du ma mas a jël sama rakk di ko signer décret ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne respecté wu ci dara na dafay xeex népotisme dóor doom làq doom te Aliou Sall def na lu ko neex te tey bu ko benn opposant defoon lu gën a tuuti loolu buñ ko xamoon ci Sonko dee na kenn waxatu ko Khalifa Sall bi ñu demee ba xam ne mënuñ ci moom dara moom dañ kaa fekk fu mu nekk ñu tooñ ko jàpp ko doole takk ko ba mu dëgër dem sànni ji ci kaso ba respecté wuñ benn droit ya communauté bi CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest nga xam ne ñun ñëpp dañu ratifié wu foofu noonu joxe seen avis ne Khalifa Sall dañ ko xañ ay droit yam ñu continuer bàyyi ko ci kaso gi ba pare dindi immunité parlementaire am ëpp ko doole jaay ko Karim Wade ñu war ko àtte jaarale ko ci yoon àtte wuñ ko jaarale ko ci yoon mais dañoo def lu leen neex jugé ko nu mu leen neexee jël ko exilé ko génnee ko réew mi ba pare ne ko boo ñëwee ci réew mi di nga ñu fay suñu xaalis léegi bu ñëwut ci réew mi nag su fekkee yoreel nañu xaalis léegi bu ñëwut ci réew mi nag du fay li ñu wax ne moom la ñuy yoreel mais fekk mu ngi ñàkk ñëw ci réew mi léegi kenn du ko def dara kon su fekkee yoreel nañu xaalis boobu ñuy wax yooyu yëpp dañ si war di bàyyi xel di xam ñun nan lañ ñu war a jiitee ñu wane fulla gis nga uude nu mu la gisee noonu la lay ëwalee gis nga nit boo ko wanee ñàkk fayda la lay jàppee mais boo ko wanee fulla ak fayda wan ko ne ko yow fi nga toog ñun ñoo la fa teg lépp lu mu war a def dina ko sóoraale na askan wu am fulla lañ am na réew tubaab yoo xam ne wala yenn réewu naar yi nekkul da nga fay ñëw toog di def lu la neex de affaire day jaar ci yoon yaay président mais taxul nga gën nit ñi de wala nga ëpp ñëpp doole lu la neex def ku la neex tëj loolu Sénégal ak yenn réew Afrique yi la am wala toog ñu fal la ñaari mandat nga da ngay am 3 mandats mel ni yaa gën nit ñi Macky Sall bu defee 3 mandats 17 ans lay toog ci réew mi 17 ans pendant ce temps am na ñeneen ñoo xamante ni ñu baax lañ ñu mën a def mieux que lui des gens qui peuvent faire mieux que Macky ñoom dañuy toog ñoom quoi màgget wala ñu dee ci diggante bi wala dara pour lan nul n'est indispensable fii kenn indispensable fii ñëpp a mën a jiite réew mi ñëpp waaw affaire bi du ci ay diplôme yu bëree ak ay expérience politique ak am na ñoo xam dañuy jéem sax di néewal doole Sonko naan waaw xam nga Sonko amul expérience loolu kontewul expérience mooy lan mooy détournement sàcc jàpp ay adversaire tëj kaso loolu mooy expérience nous voulons un changement, du vrai changement. Nous voulons du sang neuf. Une vraie alternance lañ bëgg. Surtout alternance générationnelle. loolu lañ soxla. mais daal yow da ngay toog rek nit ñi di la jay naan la waaw war ngaa mën a am 3e mandat doo moromu gaay te yow soo wéetee en âme et conscience di nga xam ne ñii dañ lay nax. lu ñu lay wax gëmuñ ko parce que poste yi ngi leen jox moo tax ñu lay jaay ñeneen ñi nekk ci koñ bi ci rëq bi enveloppe bi ñu leen di yónnee parce que yow ñoom nga àndal wala yow lañu àndal pardon dafa ñaaw loolu dafa ñaaw nañ bañ loolu bu ñu nangu loolu kon nag 3e mandat bi sama gars yi nañ ciy wax parce que buñ ci waxul ni mu ñu defoon ci affaire parrainage bi ba éliminer ay candidats tànn ñu ko neex loolu moo ñuy dalaat gis nga wax yi gars yi di wax nii bu leen ko xeeb de loolu nekkul ñoom dañ ko wax noonu ci seen nafs bakkan de comme Mon Ndiaye Rahma li muy wax nii ak Bougazil loolu ay sond la dañuy sonde dañuy xool lan la ñuy jaral ñun ak intimidation bi muy def maanaam comme Moustapha Diakhaté wax ci ak
Sori Kaba mu dàq leen loolu yépp ay sondu la day xool ban réaction lay peuple bi di am pour bu ñu demee ba àgg foofu te gars yi lépp lu ñu wax bu eboo ngeen bàyyi ci xel Macky Sall bu ñu fi toggee ba léegi gars yi lépp lu ñu wax def nañ ko amul benn rapport de force wala benn combat bu mu seq ak peuple bi opposé wu ci wala opposition opposé wu si te gagné wu ko tous les combats il a gagné tous ses combats parce que dafa yeewu dafa doon xool ni Abdoulaye Wade doon gouverner di échec plan yi Abdoulaye Wade doon teg pour forcer jàll moom loolu lay topp out plan bu muy def ba échapper ci loolu te lépp répression la koy defee police ak gendarmerie la ci yaakaar ak ay ces soi-disant juges les juges corrompus nga xam dañ leen a jënd ay bétail lañ noo yàlla baal parce que ku nangu ñu lay fay xaalis ne la defal ma lii ah yow rek kooku yow moom mën nañ la considérer comme bétail quoi ci xar yeeg nag yi nga bokk. moo tax gis nga bu ñu sàgganee fii nii gis nga lu ñu dal ci parrainage bi dal ñu ci yeneen ak yeneen yu mu def ak élection yi passé ni mu ko organisé catastrophe boo xamante ni kenn masul am ci histoire élection wu Sénégal Abdou Diouf sax il a été honnête avec les Sénégalais même qu'Ablaye Wade en 2012 bu defoon ni Macky Sall def 2019 bii billaahi du fi jógee def ku noonu ba léegi mu ngi fi parce que forcé na am troisième bañ accepté candidature am waa conseil constitutionnel accepté ko. te bu nekkoon koo xamante ni il est malhonnête comme nu Macky Sall truqué élection yi jël fichier électoral bi téye ko ne du ko joxe ah yàq affaire yi yëpp jël carte d'identité yi jaxase def lu ko neex bañ a jox nit ñi seen carte d'identité di voteloo ay xale yoo xamante ni ay mineurs lañ ba pare annoncé ne 57% la ñuy gagné Demba Kandji suturaal leen yokkal leen ci 1% muy 58%. lépp luñ mës a wax rek dëgg la buñ jonn waxoon na fi ne 5 candidats mooy am 5 candidats am mu ñëwaat ne 57 la ñuy gagné premier tour au premier tour 57%. ñu ñëw gagné premier tour ba pare yekkal leen ci benn 1% muy 58%. léegi nag yéen a ngi déggaat troisième mandat bi Bougazelli nee na danañ ko def dana jàll dégg ngeen moom Ndiaye Rahma wax ko di ngeen dégg ñeneen ñu ko wax ñi nga xam dañ ciy ragal a wax ñoom dañuy wax toujours naan buñ àggee ba foofu. lu ci am bu ñu àggee ba foofu àgg buñ foofu jaru ko wax neel amal courage bu Moustapha Diakhaté am neel mënta nekk jeex na amal courage boobu wax ne mënta nekk c'est impossible nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs mu jeex mais tàppe di koo ci interroger mu naan la non nous ne sommes pas encore là nous avons d'autres priorités xawma lan ak lan ak lan yem foofu kon kañ déjà yow waxoo dëgg ji xam nga mooy lan il peut pas avoir plus de 2 mandats loolu mooy dëgg bi loolu mooy réalité bi bu leen kenn gëmloo ne bu leen ci wax heure bi wax leen ci heure bi ba mu neex leen wan ko ne ko carrément bés bu ñu àggee foofu noonu jaral nañu suñu bakkan yi pour ñu dee mais kenn du fi toog di def plus de 3 mandats te ñeneen nekk fi war a accéder au pouvoir am programme pour Sénégal benn xel rek da ko mën a yor da ko mën a doxal ah réew yi avancé yëpp ku nekk 2 mandats ngay def mais yaayu boni bu bene yaayu boni dafa gën Sénégalais yi wala lan la yaayu boni ñaari mandat la def président Bénin bi passé te Talon remplacé ko Patrice Talon mais yaayu boni ñaari mandat la def mu jeex mu xam ne jeex na mu dem yoonam mais xanaa Abdoul Aziz mi nga xam ne sax coup d'état la jëlee Mauritanie coup d'état bi muy coup d'état Sidi Cheikh Abdallah moo xaritam bii nekk président bi nii ñoom ñaar lan lañu waxante woon dañoo wax ne soo coup d'état Sidi Cheikh Abdallah bu ñu demee ba ñaari mandat yi jeex man maay toog après donte élection yi ni ñu koy organiser sax du jaar yoon mais man maay toog mais Abdou Aziz a été honnête avec son ami
Abdou Aziz def na ñaari mandat donte élection yi ni ñu ko organisé jaarul yoon de mu jël waa ji xaritam bi teg ko mu nekk secrétaire général parti bi nekk candidat bi mu organiser élection yi sàccal waa ji gagné par force gars yi wàcc ci mbedd mi mu génnee force de l'ordre yi ñu dal seen kaw def répression jàpp ñi dem tëj ñi ñu duma leen duma yi métti te mujjul fenn. kon Abdou Aziz sax mi nga xam ne coup d'état la toogee sax moom il a été honnête avec son ami donte élection yi ni ñu ko organisé sax jaarul yoon mais teg na fa benn xaritam am ñaari mandat yam nga xam ne après moom dina mën a am jàmm sax kenn du ko mën a topp ci dara. Niger ma ñëw ci Niger ñoom amuñ problème bu ñu am ñii Niger waxuñ sax si waxu ay mandat te Oussouffou fu mu nekk nii ci dernier mandat yam la nekk deuxième et dernier mandat yam. Oussouffou temps yi nii dafa am ñoo xamante ni ay partisans Oussouffou lañ dañoo toogoon génn télé di wax ne Oussouffou dafa war a am troisième mandat mais procureur ba bu Niger bi procureur u Niamey moo oo ñaar ñooñu dóor leen ci kaso gi xamul tax mu tëj leen da leen na tëj parce que dañ ne ñii mën nañoo indi fitna ci réew mi trouble à l'ordre public la leen dóoree ci kaso bi mais loolu doo mas a dégg sëñ Bassirou Gueye def ko kooku du ko mas a def comme que kooku moo mën a bàyyi Alioune Sall di taxawaalu ak képp ku ànd ak Macky Sall te def ay scandale yu mag kooku du def loolu. léegi ñun ñu ngi dendal ñëpp dañ leen di bàyyi ñoom ñu nangu ñoo gën quoi ñoom pour lan lu tax. Niger ma répété ko waaj benn ay gars yoo xam ne ñoo ànd ak Oussouffou président actuel bi nga xam ne mu ngi ci deuxième et dernier mandat yam ay gaayam ñoo génn ne Oussouffou mën na am troisième mandat procureur bi oo leen pour trouble à l'ordre public. kon Niger kon xam nañ ne Oussouffou moom du fa def sax deux mandats plus de 2 mandats mënu ko du ko def te dafa gore affaire bi dafa jarut sax ay constitution bi lii la wax ak yooyu mais gis nga nit ci sa ay coutume war nga see mën a sax sukkandiku di ci diriger maanaam lépp loo wax yow nga def ko respecter sa kàddu parce que doomi aadama da ngaa war respecter sa kàddu. alxuraan lan la wax wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula. kóllëre mooy li nga waxale woon ak nit ñi li nga digaale woon ak doomi aadama yi nit ñi loolu mooy kóllëre. wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula. na ngeen sàmmoonteeg seen kóllëre yi ndax kóllëre kat ëllëg yàlla dina la ko laaj. wa kullu insaanin alzamnaahu taayirahu fi unuqihi wa nuxrija lahum yowma alqiyaamati kitaaban yalqaahu mansuura iqra kitaaba. mais loolu c'est très important. gis nga kóllëre ak wax loo xamante ni da nga koy respecté yàlla daf cee insister ay yoon wax na la ci suratu safi mu ne yaa ayyuha allazina amanu lima taquluuna ma la tafaaluun kabura maqatan inda allahi an taqulu ma la tafaaluun. yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi nga xamante ni da ngeen a gëm yàlla lu tax ngeen di wax loo xam ne du ngeen ko def. dafa posé wu la question d'abord ba pare parce que yàlla moo ñu gën a xam. rabbukum a'lamu bima fi nufusikum yàlla moo ñu gën a xam. yaa ayyuha allazina amanu lima taquluuna ma la tafaaluun lu tax ngeen di wax loo xamante ni du ngeen ko def. kabura maqatan inda allahi an taqulu ma la tafaaluun bàkkaar la bu mag ci yàlla ngeen di wax loo xamante ni du ngeen ko jëfee. te ñun suñ gars yi yooyu duñ ci sax bàyyi xel ñoom seen yoon nekkul ci yooyu. seen yoon nekkul ci yooyu il s'en fiche nañ nekk daal jiite réew mi monsieur le président di la tóojal booy génn flèche bi jiitu wàccee oto yi ñun ñi nga xam ne ñoo la fal ngay fal di folli di jaay doole ku wax nga dàq ko xam nga c'est du n'importe quoi nañ ko bañ. moo tax ma ne leen troisième mandat bi bu leen tàyyi mukk bu leen kenn découragé loo naan leen c'est inutile ñi ci débattre dafa am sens ba bëgg a dee nañ ciy wax
wan ko ne ko carrément ñu ngi lay xaar ne la wan ko ne ko carrément chauffeur lèpre ngaana ngeen baal ma ci ci kàddu gi nag maa ngi ciy jéggalu da nga koy koj ci virage bu buy tourner xale mbooyee tamit da nga koy koj ci taatu ndaala wan ko loolu pour dankaafu ko prévenir mise en demeure nga koy dóor waaw kon daal c'est très important ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax ñu ngi jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel ñëpp di kontaan ci yéen di leen bëggee di leen wax ngeen partager vidéo yi maximum de partage parce que partage yi mooy tax mu àgg fi mu war a àgg yëpp ñëpp jot ci ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp nag gàmmu gu neex ndax gàmmu gi moom dafa am solo parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñuy fêté anniversaire am comme ñun ñi nga xam ne tekkiwuñ dara rek ñun ñu oyof mbubu yi nii suñ anniversaire day ñëw ñu koy fêté rawatina nag bu prophète bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk weer boo xam ne weeru ngëneel la waaw ñu si ñaanal ñëpp jàmm weer la boo xamante ni ku nekk rek war nga cee ndokkeel sa bopp comme suñu sëriñ bu baax ba Mawlana Cheikh Ibrahim ni mu ci doon ndokkeelee boppam bu weer bi ñëwee mu daan wax hani an li Ibrahima laa hilaaluhu hilaalun badar li nazirina jamaaluhu hilaalun rabion fihi jaa muhammadun fatta man na lanal bushra wa amma nawaaluhu donc kon ñu ngi ziar ñëpp di ndokkeel këru diine yi nekk Sénégal yëpp ak mboolem umma islamique bi yëpp di leen ndokkeel ci weer bi di ñaan yàlla ñu yàgg ko féete incha allah te ñaanal Sénégal yàlla na fa yàlla def jàmm wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullah